Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. leen taaxirloo mbokk yi ñu sóobu ci léegi. juróom-ñaari waxtu jot na ba toftal fanweeri simili ak ñeent mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaar yi marax yàq ponk yi ca gën a fës jëwriñ bi ñu dénk wàllum biti réew gisante na ak voyagiste privé yi lu jëm nag ci aj Makka ak ren ji maître Aïssata Tall Sall di jëwriñ bi ñu dénk mbir mi ne loolee kenn xamagul ba xam dina am déet lu ci mën a am itam beneen mbax bu mu yeneen yu mu yëkkati di kàddu mu lu jëm ci ñàkk yooyu nga xam ne day xeex mbas mi ak itam nag université Gaston Berger ba ca diwaanu Ndar Géej jot na wàllam ci nar wi juróom-benn ci ay UFR am nañu li nga xam ne moom mooy mbas mi ba tax na itam jël nañu ay dogal lu ci mel ni wàññi limub liggéeykat ya télétravail naka noonu waaye itam ndongo yi di jàng ca fa ñu nekk bañ a ñëw ca daara ja ñenn ndongo yi ànd nañ ci yenn ci ay ponk waaye nee na itam lu ci mel ni di jàng à distance maanaam du ñu teew ci amphi yi loolu nag ëlëb na leen beneen ponk itam muy mbiram Diary Sow xam ngeen ne ni ki démb fësal nañu bataaxal bu mu xaatim ñu jagleel ko Serigne Mbaye Thiam foofee nag ca Malicounda ga mu dëkk Abdourahmane Diallo doxantu na fa waaye itam lañu gis mooy daal lu jëm ci mbiram Diary mëni su caa wax lu weesu bataaxal boobu leen ndax waajuram bu jigéen ba ñu demee fekk ñu ko fa leneen itam lu am foofu ca Fass Boye xam ngeen ne ma nga ca Daaru Xuddoos département bu Tivaouane mbayum carotte mi fi mu ne nii daanaka yemb na ba sax ña nga cee jaayum carotte waaye ña cay liggéey la ñu nimmeeku rek di ko ñaawlu mooy carotte bi nga xam ne day jóge biti réew du dugg ci réew mi tax na ñu ami gàllankoor nee na carotte boobu ñu fi indi moom moo tax ba seen ëpp liggéey lenn la daanaka day yàqu wala bokk lu ci ëpp. diwaanu Fass Boye mbokk yi li mooy ponk yi fa gën a fës ngeen taaxee lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. ci ànd bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi mbokk yi dañu koy doore ak nanu ko junjee jëwriñ bi ñu denk wàllu bitti réew maître Aïssata Tall Sall tase na ak voyagiste privé yi xam ngeen ne ponk bi lenn dong la muy aj Makka ak ren ji moom jëwriñ ji lam ca xamle mooy xam dina amam déet lu ci mën a am ñu ngay jël seeni matukaay bokk na ci itam leneen lu ñu waxtaanee rek mooy lu jëm ci agence de voyage yi xam ne nañu lim bi jaaduwut faaw itam ñu xool naka la ñuy def ba gën cee xool nu mu gën a yemamayee Fatou Bintou Konté ak Amadou Ba ñoo fa toogaloon rédaction bu télévision Futurs Médias. ci njëlbéen ba lay leeral nii dara wóorul ni li nga xam ne moom moo di aji màkk dana am ren. ñu yaakaar ne nag ñi war a yóbbu pèlerin yi muy état du Sénégal muy voyagiste privé yi ñun ñëpp war nañu mën a toog ñu waxtaan ñu tënk mbir mi ku ne xam na xaaj bu ren bi kenn xamul ndax dina am wala du am parce que màkk ubbeegul mais président daf ñoo ne bu fekkee ni day am bu leen dara bett. ba tax li sax moo tax ñi nga xam ne ñoom ñooy voyagiste privé yi nag di artu ñi nga xam ne jamono ji ñi ngay encaissé li nga xam ne moom moo di xaalisu uja ji li ñuy bañ mooy ay nit dem laaj xaalisu jàmbur au nom des privés or que aj wóoragul lu wóoragul nag kenn mënul jaay lu mu amut et képp koo xam ne it encaissé woon nga xaalisu jàmbur te borom di la ko laaj demal nga delloo ko xaalisam parce que loolu moo jaadu. moom maître Aïssata Tall Sall nag moom mi nga xam ne moom mooy ministre des affaires étrangères tey nag dafa doon dajeek ñi nga xam ne ñoom ñooy voyagistes privés yi ndax bugguñu actuellement dara bett leen. nag loo xam ni ay jafe-jafe yu mën a am la teel see jóg ndax régler ko mbirum ñàkk bi par exemple est-ce que ñun façon ñàkk bi ñu am fii di ko ñàkk nit ñi pour Covid bi est-ce que boobu la façon Arabie Saoudite am
wala est-ce que dañuy waxtaan ba ñoom ñu mun ñu nangul façon vaccin bi ñu am fii loolu waxtaan bu am solo parce que buñ ko waxulee léegi buñ demee ba yegg ci mbir mi ñu naan non seen vaccin bi baaxul dañ leen di delloo ay yuuxu lay indi. moom Maître Aïssata Tall Sall nag ma ngay ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy voyagistes privés yi ñu xoolaat bu baax lii nga xam ne moom moo di seen i kuréel yi ndax fi mu toll nii dafa jéggi dayu. ak taxawaay voyagistes yi réew bu day ni Sénégal nga xam ne ñun macha allah fukk ak juróom-benn million nañu yal na yàlla xeeb dolli ñu gën a yokku mais nag boo xam ne réew bu toll noonu yow meloo di Nigéria wala beneen réew nga naan 300 ñetti téeméeri association voyagistes mooy am kooku yàlla wul maanaa lay indi nit ñi dem encaisser billet encaisser séjour encaisser lépp ba pare bàyyi ujaaj bi ci suuf te du dem. ab benn cahier de charge nag bu ñuy gën a defaraat ña ngi ko fas yéene teg ki nga xam ne moom mooy taabu njiitum réew mi ngir mu valider ko ngir nag li nga xam ne moom moo jëm ci aj fii ci Sénégal ñu di ko def te benn jafe-jafe du ci am. bu nu jógee ci aj Màkka gi itam ñu wax ci leneen mu université Gaston Berger bu Ndar Géej jot na wàllam ci nar yi mu aju ci mbas mi ndax ne ñu juróom-benn ci ay UFR mbas mi dugg na fa ba tax na itam recteur di kilifa gënu dénk daara ju kawe ja jël na ay dogal bokk na ci liggéey ba ñu koy defee la ci ëpp ca seeni kër loolu ñu naan télétravail waaye itam limub ñu fay xëy si wàññeeku ba noppi itam ndongo yi di jàng moo xam fu nu mën a nekk ci réew mi yooyu ndongo itam rafetlu na yenn ci ay dogal waaye njàqare am nañ ko lu ci mel ne njàng mi nga xam ne danga koy def te doon ne ca daara ja Ousseynou Diop Habib Seck lañ ci àndal. Université Gaston Berger bu Ndar juróom benn ci ay UFR daañuy am feebar bi di coronavirus recteur bu université bi moo ko xamle ginnaaw ba mu dajeeg ñi nga xamante ni ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ci université bi looy nag ginnaaw lu ni mel daal na jël ay ndogal waaye tamit ñaan kenn ku ne mu jël matukaayam. xayma bi lu mu wane mooy am nañu juróom benn UFR yoo xam ne am nañu fa ay cas Covid yi aussi mu ngi concerné ay enseignants et étudiants ay personnels administratifs. ca université Gaston Berger bu Ndar matukaay yu njëkk yi nga xamante ni jël nañ ko bokk na ci cours en ligne waaye tamit yenn ci ndaje yi nga xamante ni mënul ñàkk ñu daal di wàññi nit ñi nga xamante ni ñoo ci war a bokk. mesures yu ñu jël mooy bu njëkk bi dañuy jéem a def de sorte que bu ñu mën a encourager enseignement à distance ñu utiliser xarala yi pour joxe ay cours beneen bi mooy ñu def de sorte que bu ñu amee réunion yoo xam ne day ëpp 4 à 5 personnes ñu mun ko def télétravail ñu utiliser xarala yi. et aussi dernière mesure moom mooy concerner rotation agent yi. agent yi jël ay ndogal ak feer bi lu mën a ne la waaye nag ci wàllu njàng mi am nañ ci tuuti njàqare. ñii mënuñ koo suivre parce que amuñu connexion léegi nag li ñuy wax autorité bi li ñuy wax ministre bi li ñuy wax président de la république mooy que ñoom tey ñu jël toutes les responsabilités ndax ñu mën a régler problème wifi boobu noonu une bonne fois pour toutes ci biir campus social bi ndax loolu noonu tey mooy nekk condition bi nga xam ne coordination des étudiants de Saint-Louis dina ko accepter pour cours en ligne yooyu ñu mun koo def. leneen lu ñuy yàbbi bokk na ci nekkin ba ci université bi ñu ni ña fay nekk di fa ñëw bari na lool ren jëlee juróomi junni ci étudiants lañ leen andil tax nag ñuy am xel ñaar ci wàllu dëkkuwaay ba. yooyu bu ñuy wax coronavirus dañuy bañ dajaloo bi mais tey junni yooyu leer nañu tey jii nii campus social université Gaston Berger de Saint-Louis dafa fees dell donc ñoo ngi woowaat autorité bi encore une fois muy village bu bees bi nii nga xam ne am na 1000 lal certes réceptionné nañ ko mais ñu jox ko mettre ko à la disposition aujourd'hui de ces étudiants. université ku ne xam na ni ay junni doomu aadama ñoo fay ñëw jamono jële di fa jàngee ak fer bi nga xamante ni dugg na fa xel dina tey ci na nga xamante ni moom la ñuy wéyale njàng mi rawatina ci nekkin bi. aywa Ousseynou Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko des ba tey ci mbas mi ak tolluwaay bi ci bisub tey jii aljuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2021 résultat yi li mu wane mooy ñetti téeméeri doomu aadama am nañu mbas mi ci ñaari junni ak yu topp yi ñu ko doon defal téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent yi xamuñu fu ñu ko jëlee téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn cas contact la yoo xam ne dañ leen doon topp ñeent fukk ak ñeent xaw a loof lool tey jii itam juróom-ñeenti doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan mu topp ci li fi nekkoon kon limu doomu aadama bi ñàkk seen bakkan ci mbas mi fi mu ne nii ñi ci juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci aji tawat ji wér nañu ba fas yéene dellu ca seeni njaboot ñu teewlu docteur Ousmane Gueye mu yore kàddu bés bi ca ministère de la santé. ci ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk test yu ñu def ñetti téeméer ñoo ci positif maanaam téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ci cas contact mooy ñoo xam ne dañu jaxasoo woon ak ñi amoon doomu jàngoro bi amul benn cas importé téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent
ñoo ci am doomu jàngoro te xamuñu fu ñu ko jëlee ñu leen naan transmission communautaire téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett malade ñi ñu hospitalisé woon wér nañu bésu tey ñeent fukk ak ñett malade ñoo ngi réanimation juróom-ñeent malade ñàkk nañu seen bakken bésu dëmb alxamis ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier atum 2021 ñu leen di jaal seen mbokk di ñaan suñu borom xare la àjjana ñeneen ñi ci des hôpital ñoo ngi am tan ñu des ba tey ci xibaaru marax yi mbokk yi wax itam ci keneen mu yor ki yor lu jëm ci jokkoo gi ci kuréelu médecin urgentiste yi wax na itam ci aji tawat jaag itam nañ leen di toppatoo muy Covid 19 rawatina lu jëm ci ñi nga xam ne dañoo loof mu dellu siwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne ñoom dañu koy dund ñoom médecin urgentiste yi léeg-léeg bu fekkee dañoo janoog aji tawat ji ba mën a wax ak moom lu dugg ci ab noppam Abdoulaye Diop Diafara Bàccaay leeral. fan yi bu ñuy def communiqué ministère ba gis que ne cas grave yi moo ngi yokku donc bu cas grave yokkoo c'est normal que ñi ciy faatu di ci gën a yokku donc situation bi foofu la toll donc di ñaan ñi toujours ñuy bàyyi xel di fagaru. waaw pression moom dañ koy am ma ko waxee pression moom da nga koy am ndaxte bu cas yi di yokk nekk ay cas grave yu yokk surtout wala feebar di indi ay faat muy commencé bari loolu pression bi day yéeg toujours. waaw jafe-jafe bi du ma ni ci taxawaayu malade bi biñ fi tëraloon moom la ñuy def ba tey te gis nañ ni mu ngi dox moo tax ñu koy continuer donc malade bu ci nekk mu bu ci simple baak ba ci grave baak ñoo ñëpp am nañ yoon bu ñuy jaar. dañu ñu war a xam mooy ay procédures yu ñun tëral la ku ci nekk boo wootee fi nga war a woote wala nga jege agent de santé dina la wax fa ngay aw ba def sa test bu dee cas grave la immédiatement ci saa si nit ki am maanaam di yëg ne dama am jafe-jafe nooyi kooku moom warul sax xaar dafa war a si saa si daal di woote 15 wala mu woote 19 structure u état bi fi nekk muy Santé nationale dina daw si daal di koy jël dina def li ci war ba mu yegg fa mu war a yegg. aywa ñu des ba tey ci xeex mbas mi ak itam li ñu nemmeeku mooy ñi amoon jàngoro ji ba wér ñoom ñoo sóobu ci xeex bi bokk na ci ku ñu naan Déthié Diouf may mun a njaay moo tase ak moom xeex ba la mu ca nam mooy fexe ba fa mu jaar ñenn ci askan wi wala boog kenn bañ faa jaar ba tax na mu jug di xamle jàngoro ji di coronavirus tëraloon ko tey ji wér na ba ànd ak daal kattanam ak dooleem ma nga sóobu ca xeex ba dañ ci ànd ak may mun a njaay ak Jaafara Ba. coronavirus daf ko bàyyil ay souvenir yoo xam ni dootu ko fàtte mu ne nag exemple weesuwu ko ngir mu wàcc ci tali bi wax askan wi ci feebar bi nga xam ne mi ngi faat. non ci biir terrain bi rek la ma dalee voilà donc am na nit ñu ma jege am na nit ñu ma waxal xaw ma fan laa wàccee sama masque wala xëy na teg naa sama loxo fu nga xam ne nit ku sëqat wala nit ku loolu def na ko fa xamuma. loolu moo tax ñu ne kon ñuy fàcc rek la ñuy def te capacité bëriwul kon ñun nañu wàcc ci terrain bi wàcc terrain bi nag du gaa ñi li ñuy def bu président waxee rek ku nekk daal di daw pour ñu wane la télé après nga wàcc non da nga ciy nekk te doo bàyyi. ci ñaax mi ñu gën cee nemmeeku Pastefu ndaw yi ñoom ñi nga xam ni dañoo wàcc ci tali bi di wax ak ñu ci gën a bari ay étudiants ak ñi nga xam ni ñoo yëngatu ci dem bi ak dikk bi. xam nga fii la étudiants yëpp di jëlee oto ba ñuy jàng mat na fanweeri at ak tey ñëpp a ngi fi la ñuy jëlee oto yi buuxante bi bari na yéen gis ngeen wane ngeen image yu nit ñi ni ñuy buuxantee di daanoon teg loolu te souvent du ñu takk seen masque yi correctement kon transmission bi ci benn buuxante rek da koy indi maintenant nag boo nee du jaar ci man mooy kenn ku ne dafa war a fegu kenn ku ne bu fegoo dina lool donc moo tax ñu agir fii à la fois coxeur yi transport laal nañ leen laal nañu étudiants yi nga xam ne ñoom ñooy clients yi ëpp fii. mouvement bi ñoom nee nañu bu ñu sañoon ministère yu bari dañuy lëkkaloo ngir xeex mi ñu gën koo dooleel. wàllu nguur gi ñëw wàcce woon seen loxo donc wàccee loxo boobu nag moo tax mbir mi dem ba ëpp dayu ndax tant que mi ngi am benn cas épidémie la tant que mi ngi am benn cas danger baa ngi fi dañu war a lëkkaloo def taxawaay bu nga xamee ne def bloc bi mooy kenn ku ne fi mu téye warul bàyyi. bile yoon mooy ñetteel bi ñuy wàcc ci tali bi di wax ak askan wi bëgg nañu nag wéyal ko ba ci gox yi ak gox-goxaat yi ndax kat coronavirus bëgg nañu wàllante bi ñu gën koo wàññi.
aywa Maimouna Ndiaye ñu wax itam ci leneen muy mbiram Diary Sow ak bataaxal boobu ñu ne bind na ko ba mu nekk ci réseaux sociaux yi te itam ki ko xamle di Serigne Mbaye Thiam mu jaarale ko ci Twitter moom wayjuru Diary Sow nag demoon nañ ko seeti waaye fekk ñu ko fa njaboot ga nu fekk itam foofu ca Malicounda ñu ne xabaar biñ ci am ci taskatu xabaar yi wala bokk ci presse bi lañu ko déggee Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye lañ ci àndal. 10h30 ñu ngi ci buntu kër ñoom Diary Sow ci croisement Malicounda njaboot gi daal ñuy dalal. waaye yaayu Diary fekkuñu ko ci bërëb ba bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu fa fekk maire bi fajar la daal di génn kër gi. ñoom ñi nga xam ne nag ñoom la ñu fekk ci biir kër gi ñu ngi xamal ni lu ñu dégg ci Diary weesuwul li nga xam ne loolu la presse bi daal di wax. moom rek moo ci mën a wax lu leer ndax sûrement peut-être am na loo xam ne moom xëy na xam na ko te ñun yëguguñ ko waaw moo tax waaw boo xoolee bu bëri ñu ñaaw yi mais mënoo jël ndax mënoo xam booy wax da ngay wax lu leer bu ñëwee rek waaye njaboot gi nag di am yaakaar yaayu Diary buy ñibbisi dina leen indil ay xibaar yu dal xel. Abdourahmane Diallo ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci leneen muy génnu ko àddina ki nga xam ne moom mooy Serigne Atou Diagne moom nag xam ngeen ne taxawaayam ci yoonu murit kenn du ko laam-laamee rawatina daayira Hizbut Tarqiyyah Serigne Atou Diagne tey jii ci aljuma ji lanu xamle ne dafa génn bakkanam dafa ñàkk bakkanam ngeen baal ma groupe Futurs Médias ci sama kàddu di ko jaale murit yëpp waaye itam di ko jaale umma islamique bi murit yi rawatina di ñaanal borom bi mu xare ko aljanay firdawsi keneen itam ku dem barzak Abdoulaye Diaw Chimère nekkoon député maire bu Ndar Géej nekkoon itam directeur général bu impôt ak domaine moom it levée du corps tey ji ci suba lañu ko amal ñu jébbal ko boromam ca sëggu jullit ya nekk ca Ndar groupe Futurs Médias itam ci sama kàddu télévision bi rawatina di jaale Abdoulaye Diaw Chimère naka noonu itam Serigne Atou Diagne ak itam képp koo xam ne danga ñàkk sa bakkan bésu tey jile. ñu wax ci leneen muy benn ponk bu ñu leen junjoon Fass Boye ma nga ca commune bu Daaru Xudoos département bu Tivaouane foofee nag lañu fa gis rek mooy njaayum carotte bi daanaka tàmbali na muy campagne bi waaye ñi ci sóobu woon ci mbay mi ak njàqare la ñu àndal ak mer ba futtu nee ñu seen jafe-jafe lenn dong la carotte bi bawoo biti réew di dugg ci réew mi tax na ba daanaka la ñuy jaay day lamb lay def ba mujj sax léeg-léeg ki yàqu loolu nag la ñu ñaawlu ci teewaayu Cheikh Anta Diop la woon ak Seyla toogal groupe Futurs Médias foofu ca diwaanu Thiès doxantu ba Fass Boye. ci diggante Fass Boye jàpp Jogo Daaru Ndoy Jogo sur Mer ba xonq yooyu carotte jaa ngi ne fi xus ginnaaw bi ñu leen buddee ci tool yi def leen ci ay saaku baykatu carotte yi nekk fii ci Fass Boye nee nañ ci ay jafe-jafe yu metti la ñu nekk. baykat yi ñaay bi yëpp ñaata junne baykat lañu importateurs yi d'accord war nañu importer indi waaye bu ñu ñorlee ci réew mi dañ daan waxtaan ñu arrêté jaay bu ñu jeexalee ñu ñëw carotte te ngi Fass Boye tey 6 000 francs laa jar xale yi daa ngi dee ci géej gi ba jeex bu lii dakkul. ñoom sax seen jëmi bopp nee nañ ren ji li ñu góob ci carotte ëpp na lool li ñu góoboon daaw ba tax na waaye ARM ñoom ñoo leen war a jàppale ci mbir mi. Nous avons peur de la situation. Il y a des conteneurs qui continuent à être débarqués sur les marchés. Donc l'ARM ci marché yu bëri ndakaaru boo demee tey jii am na ay conteneurs yu jóge bitim réew di indi carotte bitim réew bi te loolu waa ARM bi ñu ñëwee fii ci weeru décembre ñëwoon fii ci Fass Boye kii di Babacar Sembène dafa waxoon ne daañu ko dakkal ba weeru juillet bi waaye nag ñun de li ñu gis de waroon na bu baax ak la ñu waxoon. Et chaque année c'est le même problème. baana it ci ñoom it ci am nañu jafe-jafe lool ndaxte nee nañ carotte jaa ngi na xus ci seen loxo. mbay mi fi nekk nii nu ngi koy bay am ko gaay mais jaay ko rek nekk na problème ci ñun. ndax instant yi nii may wax ak yow nii bay man la bu ñu déparé fii ay 10 heures 11 heures 2 heures 3 heures 4 heures la ñuy àgg Dakar di wàcc 5 heures jot ñu tëj marché bi ni marché bi dañu koy tëj
carotte yi nga xamante ne moom la ñuy bàyyi fii ci réew mi lu ci bëri fii ci zone des Niayes la jógee waaye nag nee nañ ren jii de bu ñu xaymaa téeméer bu nekk ñàkk nañ ci juróom-benn fukk ya tiit nañu lool ci campagne am njaayam carotte mi nga xamante ni ñu ngi koy doog a door. Cheikh Anta Diop ñu teg carotte bi fi suuf wax itam lu jëm ci wàllum gerte gi ak Sonacos mi nga xam ne daal nee na lu jëm ci seen ab liggéey dañ caa gën a bëgg a góorgóorlu farlu gi bokk na ca nee ñu dootuñu toogati rek daal di croiser seeni loxo dañuy dem wutali wala bokk soobu ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo yëngatu ci mbayum gerte gi bokk na ca lanu bëgg rek mooy gerte googu ñuy bàyyi fii ci réew mi te ñenn ñi jëli dogal di ko jaay ca biti réew kenn bañ leen ci ëppale Modou Diagne Fada alxamis ji ni ki démb lekkayit yi le kaddu ca diwaanu Njaareem la kaddu yi ki ko taataan Babacar Diouf lay wuyoo ànd ak Ndongo Ndiaye ci caméra bi. Producteurs yi di wax producteurs yi di wax travailleurs Sonacos yi di wax mais yaakaar naa ne ba président Macky Sall arbitré bon ba pare muy 31 décembre déggatu leen benn coow déggatu leen travailleurs Sonacos yi wax déggatu leen producteurs yi wax déggatu leen exportateurs yi wax parce que kenn ku nekk fexe na ba li nga ci war a am nga am ko ci ñi bëgg a exporter ña ngay dem di exporter ji waaye ñun tamit tëral na ay pexe yu nga xam ne fi mu toll nii ci réew mi yëpp suñuy collecte mu ngi jëm kaw yaakaar naa tey bu ñu xayma woon li ñu natt ci li ñu am ci Sénégal yëpp ci gerte boole gerte gi nga xam ne mooy gerte coque muy gerte xottu gi ñu boole ko ak gerte décortiqué gi nga xam ne jënd nañ ko diggante Kaolack ak Touba suñu xaymaa yëpp war nañu àgg léegi presque 50 000 tonnes mais gëm naa ne ren daal daañu am possibilité sauver campagne bi bu ñu ko sauver nag bu ñu yàlla mayee ñu war a débat déwén nag ñu seet réforme yi nga xam ne président Macky Sall da ko proposé pour que Sonacos au lieu muy croiser ay loxoom rek di xaar opérateur mu indil ko gerte comme marché bi léegi marché concurrentiel la Sonacos aussi war a am ay moyens boppam ay oto boppam ay personnel boppam alalu boppam ay points de collecte boppam pour moom tamit dem jëndi gerte gi ci biir àll bi pour indi ko ci ay usines loolu bërki démb conseil d'administration bi daje na autorisé na Sonacos mu taxawal benn direction achat graine. aywa bu nu jógee ci gerte gi ñu jeexale itam ak jawbe marché bu mag la waaye itam lanu fa nimmeeku moom mooy lu jëm ci gare routière amuñu ko du sunuy kàddu dawalkat ya ñoo ko xamle nee ñu la mbooloo may takku-takku woto yi bari gare routière amu fa woto yooyu sax moo xam nu ñu mën a toll bu ñuy jëli marchandise di ko fa indi wala itam ñu ko yóbbu ca koña la ñuy jaare tolaana leen sonal ba noppi itam baaxut ci kaaraange askan wi ba tax na ñoom daal ne ñu jot na ñu taxawal leen tabaxal leen ab gare routière boo xam ne ñoom dinañ fa mën di yëngatu Abdoulaye Diallo la ñu fay fekki. donte siiwaay gi mu siiw ngir luuma ju fay am commune Diaobé Kabendou amul gare routière muy lu dawalkat oto yi ca Diaobé di ñaawlu. jur na fi toroxtaande bu ne ndax yoon boo jël oto yi gaare fa. trottoir Allen 6 bii nii nga xamante ne état ko moom oto bu fa taxaw ñu jàpp chauffeur yi daggloo leen 12000 francs Diaobé marché adduna moderne la oto yi dañ fiy bari comme sur le feu lu ñu may jàmm saa temps yi ndax Guinéen yi dugguñu fi amul yoon booy jël te nga defoo ndànk soo laalul nit laal puus ndax Diaobé équilibre amu fi ñun amuñu gare routière këru jàmbur yi la ñuy demee douce. ñun chauffeur yi. ñu ngi fii Diaobé sooy saw si kër jàmbur ngay saw wala mur jàmbur ngay saw sooy bëgg a dem cabinet ci kër jàmbur ngay dem ñu lay dax di la xas di la wax lu nekk mënuñu ko parce que amuñu garage. dañuy rotal ay kaddu jëmale ko ci seen chef de garage bi ngir wax ne kookoo leen tere am gare routière. le premier maire Diaobé Kabendou muy Bambo Girassi am na fi partenaire pour def fi garage moderne Aliou moo si imposé nee na garage boobu du fi am. chef de garage bu Diaobé moo tontu ci yile kaddu. ñun amoon nañ pàkk boo xamante ne ni 4 hectares la foofu lañ def marché CEDEAO. ngir njëriñ ba ca luuma Diaobé yile dawalkat ndaamar ak i transporteur ñooy ñaaxtu ndax nguur gi bàyyi xel bu baax ci luy xajamal liggéey transporteur yi ca Diaobé. le ministre de transport n'a qu'à intervenir. bëgg nañu it Alassane Ndoye bu CNTS daal di génnee loxoom ci lépp lu soxal wàllu transport ca Diaobé. te Alassane Ndoye ñaan nañu état nag heure bu muy ñëw mu jël ay mbërëm andi fii suy def réunion képp ku nga xamante ne dina bañ na réunion am bañ na ku mu fi fekk mu jël ay gendarmerie ak ay mbërëm ñu ne doo dugg ci biir réunion bi ñëw sa dëkk jaay la doole lay def. seeni njiitu garage bi fi nekk depuis lu ëpp fukki at ci seeni kaddu chauffeur ak i transporteur yi Diaobé Kabendou bugg nañu ay coppite ca seeni kuréel bile. Abdoulaye Diallo ñu sant ko bu baax gërëm ko sant leen tamit gërëm leen ci safoo bi ak kóolute bi fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru marax yi Cheikh Tidiane